salaamaaleykum nuyu nañ leen bu baax ami internet Dakar Buzz dem mbégteeg ca waxte saa su ne di janoog yéen ñu ngi nii nag ci Sacré-Cœur ñëw xool si population bi nga xamante ne nii ñoo fi nekk tànn quelque si ñoom laaj leen rek ci vidéo bu fi xew di ab soxna bi nga xamante ne ni moom la ñuy jiiñ sàcc donc ñu gis xale yu góor yi nga xamante ne ni ñoo ko jàpp ko takk ko yaakaar naa ñëpp gis nañ vidéo yi ba noppi di ko violenté waaye nag yemuñ si dóor yi waaye dañ ko summi di laar rek ay cëram maanaam di koy làmbaatu ba pare fësal ko si lii di réseaux sociaux yi ñu ñëw fii mu xewee ci Sacré-Cœur xool quelque ci askan bu fi dëkk leen suñu micro laaj leen ana naka la ñu jàngatee li ni mel. sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay fay bu baax soxna si. tur bi naka la. maa ngi tudd Abdoulaye Dieye dëkk fii si Sacré-Cœur 3. Abdoulaye Dieye ñu ñëw tey Sacré-Cœur seet si leen ñu fi dëkk ngir laaj leen naka la ñu gisee vidéo bi circulé di soxna sa nga xamante ne ñu ngi ko jàpp ne day sàcc la donc si li ñu ko accusé la ñu mën a jàpp mais ñu ko siy violenté yemuñ si ñu futti ko di ko lambaat ba pare fësal ko si lii di internet bi. waaw vraiment vidéo bi ñun ñu ngi ko gisandoo ñun ñëpp si réseaux sociaux yi mais acte bu ñu ñaawlu nañ ko trop et rawatina turu gox bi nga xamante ni moom la si nekk di toftal. neexuñu daal parce que bu ñu sañoon jeunesse bi nekk ci dëkk bi mu nekk une jeunesse saine boo xamante ni ñu ngi leen di dégg ci ay actions yu baax ay actions yu rafet comme ni ñu nekk di jéem a def ay opérations économiques di préparer tabaski bi bëggoon nañ ñu dégg suñu ay jeunes gox ci leneen lu bokkul ak ñi ngi jàpp ay sàcc di leen làmbaatu bu ñu jàppatee ay sàcc wala yooyu nañu woo autorités yi lu demee police wala gendarmerie parce que ñoom ñooy autorités compétentes yi nga xamante ni war nañ mën a régler genre problème yooyu noonu loolu lañ ci xalaat daal. jigéen métti nañu trop te bu dul dara nit bu ne am na droit à l'image intégrité personnelle am la ñu violé moi je pense que ak lu mu mënti woon jël donte sàcc mooy li nga xam ne acte bi nga xam ne njëkk na ñaaw mais waruñu ko yegg foofu daal nañ ko téye ñu woo police après bu ñu ñëwee ñoom ñu def seen liggéey lu war parce que ku ci nekk am na wàll bu mu war a def ci dëkk bi ndax kooku ñuy def noonu donte def na ñaawteef dafa am ay mbokk am ay famille am ay doom xam nga adduna daal loolu dafa gudd tànk teg si nañ koy rafetal daal ak lu mu mënti demee nañu woo ñi nga xam ni ku nekk am na liggéey bu mu war a def ñu teg ko si loxo ñooñu. sàcc la ñu ko jiiñ moom moo tax ñu koy violenté mais aussi le fait que ñu koy làmbaatu ay cëram ay weenam ak loolu est-ce que loolu nekkul autre chose aussi. non loolu dafa salte mais apparemment ñoom dañ ko doon jéem a summi di xool ndax takkul ay téere affaire yooyu noonu mais sur les réseaux sociaux ñi ngi gis ni que nee nañ c'est une déficiente mentale n'est-ce pas loolu la ñu wax. waaw mais leerul xam nga loolu lépp mën na nekk sax ay nit yoo xam ne dañu feebar am kleptomanie c'est les gens yoo xam ne dañuy dem di sàcc te duñ ko tey dañuy sàcc ba sàcc lu ñu soxlawul ñooñu mooy ñi nga xam ne dañu am kleptomanie ak lu si mënti am daal ñi ngi ñaawlu acte boobu noonu si jeunesse parce que fii si gox bi dañ fiy bëgg benn jeunesse bu saine te ñu ngi ciy dox à travers nos associations ak ay organisations yi ñuy def ay journée de don de sang ci yooyu lañ leen bëgg di dégg ay journée setal ay clean day loolu la ñu bëgg di dégg ci jeune gox bi daal. selon toi donc jeunes yi nga xamante ne ñoo ko def li ni mel ci vidéo bi naka la ñu leen war a def. non nañ leen teg ci loxo yoon rek parce que amuñu kenn ku war a def dara parce que yii nii mën na yóbbu problème bi feneen tey par exemple kii nii présumé voleuse la mën na nekk tey jii mën na am ay membres de sa famille mën na am ay frères et sœurs xam nañ kër bi ñu ko jàppee mu yabal leen ñu dem foofu mu indi ay altercation yoo xam ne du ñu xam fu muy yem yaa ngi dégg. léegi du coup jeunes yooyu noonu comme que dëkk bi am na ay autorité man ñooñu noonu laay jël problème yi ñu remettre ko à leur main même bu fekkee ni beneen yoon am na koo xamante ni jël na alalu jàmbur wala yooyu ñu bëgg ko filmer et tout ak lépp mais na am beneen anam bu ñu koy defee bu dul di ko lambaatu donte soxna la ak leneen daal. laata ma la bay naa la laaj aussi ba nga seetaanee vidéo bi gis ñuy def noonu jigéen lan nga njëkk a yëg ci sa xol. non dañu choqué franchement vidéo bi daf ñu choqué parce que njëkkoon nañ ko gis ci ay femmes yu ñu jàppoon au niveau du marché HLM xam nga c'est pas benn fait la boo xam ça commence à devenir récurrent moo tax man franchement ñaawlu naa ko te comme li ma la njëkk a wax noonu nit ku ne am na intégrité physique am man jàpp naa ni dañu violer fi ñu toll nii image la dame te comme ni ñu ko waxee am na ay mbokk am na ay frères am na ay sœurs yow def katu ñaawteef yi gën a mag bu ñu leen jàppee gendarmerie jàpp leen di leen filmer télé sax da ngay gis dañu leen di tourner dos aux caméras tu vois kon rawatina di jigéen ak ñun ñu dëkk Sénégal góor nit boo fi mënti gis jigéen mooy yaayam ak ñaawteef lu mu mënti doon mais nañ ko yóbbu police ñu jàpp ko ñu jox ko autorités yi ñu def seen liggéey man loolu laa jàpp daal. wax nga ko léegi donc njëkk nañ ko nemmeeku HLM nemmeekuwaat nañ ko lan ngay proposer comme solution ya nga xamante ne ni dana ko fi mën a jëlee.
non solution bi mooy ni que déjà image nit ku ñuy partager peut-être mun na nekk koo xamee ni dafa nekk benn sàcc bu ñuy rechercher bu fekkoon ni tey par exemple dañu amoon image sàcc boo xam ne dañu koy rechercher moi je suis vraiment d'accord pour kooku noonu ñu jël image yi divulguer ko ni kii dafa jël fii loolu nag ñu ngi koy seet mais sàcc bi nga xam ni jàpp nañ ko ñoom am nañ chance ils ont eu la chance que ñu jàpp seen sàcc mais nañu woo police wala ñu yóbbu ko police parce que ñoom ñooy def liggéey sàcc du pour dóor sàcc du pour loolu parce que nit ñi ñun on peut pas faire justice nous-mêmes on n'est pas là pour nous faire justice problème même chose nga remarqué que Eumeu Sène yaa ngi dégg problème sàcc bi dóor nañ ko mort am na si wala mort d'homme amu si est-ce que yaa ngi dégg pour éviter tous ces problèmes tout le temps il faut qu'il ñuy rapprocher aux autorités compétentes ñoom tamit ñu leen di ñaan ñun population bu leen gars yi soxlaa ñu répondre à temps buñ soxlaa si kii parce que Sénégal dem nañ ba jàpp ni autorités yi comme ñu dem ni police dañoo ñàkkal fayda jàpp sàcc alors que nit ki dañuy liggéey tu vois ñu ngi fii comme ñun jeunesse bi di def opération tabaski dëkk bi yombul ak fii réew mi toll comme ni ko xale yi di waxee xam nga nit ñi di sàcc daal du doon li ñu gënal nañu gën a farlu suñu bopp ñun jeunesse bi ñu xam ne am na fu ñuy xaar et que Sénégal dëkk la boo xam ne fi ñu toll nii àdduna ñëpp ak ñuy xool daal nañ ci bàyyi xel bu baax. papa maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Chérif Faye. Chérif ñu fekk la fii ci Sacré-Cœur gis vidéo bu fi xew benn soxna bu ñu jiin sàcc alors que xel bi neexul ñu gis ñu ko ciy dóor waaye yemuñ ci dóor yi futti ko ba mu set di koy làmbaatu pare fësal ko ci réseaux sociaux yi naka nga jàngatee li ni mel. non loolu moom rafetlu wuñ ko parce que ñun maanaam dafa am loo xamante ne nii dafa war a jeex ci Sénégal parce que dëkk bi dëkku islam la ah dëkk la boo xam ne nii normalement jigéen ñi war nañ leen fonk parce que ñun jigéen nañu jur am na loo xam ne bu ñu gisee nit def ko vraiment loolu du ñu mas a neex te ñooñu normalement yoon war na dal ci seen kaw bu baax a baax a baax waaw. ba nga gisee vidéo bi lan nga yëg. non bi ma gisee man sama àdduna dafa tukki parce que man yaakaar naa ne nit même bu fekkonte ne dañ leen dafa sàcc sax ñoom yoon mayu leen ñu koy futti parce que jigéen la. bu fekkente ne nit def la sàcc da nga ko war a jàpp yóbbu ko ci yoon teg ko ci loxo yoon def li mu war a def mais am na yoo xam ne warloo ko def quoi waaw. aussi ak anam guñ ko def tamit de fësal ko ci réseaux sociaux yi. non maanaam fësal giñ ko fësal rafetul ah en même temps ñi nga xamante ne dañ ko jàpp ne sàcc la dafa peut-être dafa am leneen luñ doon wut ci moom ah mais du affaire sàcc parce que ku la sàcc jarul nga koy summi di ko làmbatu loolu moom rafetlu ma ko vraiment. ngeen yaakaar ne bu ñu ko defee dana fi mën a jëlee li ni mel. non il faut que yoon dégg nga maam teg loo xamante ne nii képp koo xam ne da nga def yenn affaire yi ñu punir la sévèrement parce que lii dafa war a jeex Sénégal dëkk bi ay religion yi fi nekk yëpp bañ nañu loolu ah donc loolu vraiment moi je ne suis pas d'accord man bëgguma loolu ah waaw. mais góor ñi def aussi yi ni mel fan lañ leen war a mën a classer tamit. non xam nga ñooñu moom maanaam xam nga nit boo ñàkkee yar mën nga def lu nekk. mais nit ki ñu yar bu baax ci biir këram ah jàngal ko adduna bu baax a baax am na yoo xam ne du ko def mais am na ay doomu aadama yoo xam ne ci daanaka yaru ci mbedd mi ñoo mala yi ñoo yem daal ah vraiment man daal apprécier wu ma li ñu def en aucun cas quoi vraiment neexuma am naa ci lu ma metti torop sérieusement waaye. ate tey yan daan nga leen di teg ñoom. non ñi moo leen ate tey lu mu dee dama leen di yóbbu perpète parce que li ñu def dafa ñaaw rafetul waaw. rafetul lii moo raw sax viol parce que dañu tooxal nit ki ba pare dugal ko ci réseaux sociaux yi àdduna bépp di ko gisandoo ah kii fan la deram mën a tee rafet si àdduna loolu je ne suis pas d'accord sëñ bi maa ngi lay nuyu. waaw maa ngi lay sant maa ngi lay fay. tur bi naka la. Cheikh Tidiane Badji. Cheikh Tidiane Badji ñu ñëw fii tey ci Sacré-Cœur seet si leen ngir waxtaan ak yéen ci vidéo bu fi xew gis benn soxna bu ñu jiñ sàcc di koy violenté waaye yemuñu ci dañoo nag di futti ay yéreem di ko làmbaatu naka nga jàngatee li ni mel. bon man li ma gis ci télé ci kii bi vidéo bi rafetul mais xam nga fii Sénégal ñin suñ ko jiiñee sàcc fii suñ jàppee sàcc dañ koy violence dañ koy teg ay métit surtout su nekkee góor mais xam nga fii Sénégal comme que jigéen la moo tax ngeen def ci reportage mais sàcc yàgg na am fii góor yi en général ñooy sàcc kenn du ci def reportage te man vidéo bi ma gis nii man xaw ma fan la xaw ma kër ban kër la mais je vous dis une chose su fekkente ni kër jàmbur la dugg sàcc la comme sàcc ñeneen ñi su fekkente ni dañ koo jàpp muy sàcc amul bu góor amul bu jigéen ñëpp a yem àtte ci kanam charia l'islam
bon xam nga aussi bi muy au moment bi muy sàcc xëy na bi ñu koy jàpp kenn filmé wu ko man leeru ma ni sàcc la dama lay wax li xew li l'islam kii attew su fekkente ne dafa sàcc yoon la ñu maîtriser ko ñu immobiliser ko ba ñi ñëw ñu yóbbu ko jébbal ko yoon kantaan nag di ko raay di ko fóon yooyu man ànduma ci mais dama ne ni ñuy jàppee sàcc yu góor yi di leen dóor di leen gaañ di def naka sudul noonu si ñoom kii gënu leen su fekkente ni dafa sàcc parce que ñooñu ñi ñuy dóor noonu di leen gaañ loolu sax warul ñi ngi koy def mais warul donc ñooñu ak femme bi su fekkente ni réellement dafa sàcc ñoo bokk àtte ci charia donc nu mu nekkee jigéen xam naa sentiment yi moo waral nit ñi di def ay reportage affaire yooyu parce que jigéen la jàng na dafa perdre la tête dara wóoru ma ni ndax elle a perdu la tête pour que mu mun a ñu am ci lu leer il faut médecins yi ñoo ko war a justifier comme quoi que kii dafa àndut ak sa xelam nit ku àndul ak sagam da nga koy maîtriser surtout une grande dame comme kii dañ ko waroon a téye seen kër mais su fekkee dafa bàyyi këram dem dugg kër jàmbur di jël di sàcc bu ñu jàpp ko mais sàcc la dañ ko war a jëbal yoon su fekkente ni sàccul nag te ñii dañ koo téye nii rek bëgg a fooy ak moom la seen kanam feeñ na ci vidéo bi nañ leen topp ñu jàpp leen ba pare ñu def si ñoom daan bu ci war effectivement man de loolu laa ci gis. bu dee aussi sàcc la ndaxte est-ce que may na leen aussi ñu jàpp ko donc wane ay cëram ci réseaux sociaux yi ak di ko lambaatu yu ni mel est-ce que loolu aussi c'est pas trop. effectivement moom laa wax léegi nee naa la du yoon même su dee góor la sax war ñu koo summi wala di ko futti su dee góor waxtuma laa jigéen yàlla da ko ormal parce que jigéen cëram yëpp awra la donc waruñu génnee ay cëram ci biti du yoon su dee dafa sàcc dañ ko war a immobiliser si benn bërëb ñu téye ko ba conditions yi réunir ñu mun koo jël jébal ko yoon mais du yoon ñu koy futti di ko raay yooyu moom franchement man dam ko ñaaw dam ko condamné mais su fekkente ne dafa sàcc réellement comme ni ñu ko waxee là dañ ko war a atte yoonu sàcc ko war a atte comme ni ñuy atte sàcc yi ah non c'est-à-dire xam nga nee naa la même bu dee bu góor bi la kenn waru ko violenter waruñ koo dóor waruñ ko def dara dañoo war a téye rek yóbbu ko xam nga ni yàlla moo ëpp yërmande mais yàlla dafa ne soo jàppee sàcc si l'islam lu ñuy wax ci alxuraan da nga war a dagg loxo bi ku rey nit ñu rey la ñoo bokk atte de muy bu góor muy bu jigéen ñoo bokk atte donc yàlla mooy suñu borom su dem ba ne sàcc suñ ko jàppee nañ dagg loxo ku rey nit ñu rey la su fekkente ne yaa ko tey moo xam ngay góor ngay jigéen donc moom su dee dafa sàcc moom dañoo war a def si moom lu war mais kenn waru koo dóor kenn war a génne ay cëram ci biti di ko raay affaire yooyu loolu moom c'est. loolu leer na Badji comme ni nga ko waxee noonu naa la laaj aussi si côté ba tey attouchement sexuel yi donc nu ñuy laale ay cëram wane ko si réseaux sociaux yi naka la ñu war a def ngir éviter li ni mel ngir mu bañ a répété wu encore. non attouchement sexuel yooyu attouchement sexuel yi c'est-à-dire su dee si dans le cadre ban cadre su sàcc bi la ñuy parce que si sujet boobu la ñu nekk waaw donc man dama ne jigéen ñi suñu bugg xam nga jigéen ñi aussi nañu yem nañ xam nañ ko ay jigéen la ñu bàyyi sàcc nañ dem ut jëkkër moo gën toog ci kër seen wetu yaay yi lu seen yaay am ñu doylu ko ànd ak seen yaay ñu kii mais soo bàyyee sa kër di wër looy wër lan ngay wër amoo jëkkër jàng nga kay yaa ngi xaar liggéey toogal xaar sa wërsëg ñëw looy wër ci biir kër yi ba lii di la ci fekk bon xam nga xel bi neexul c'est-à-dire yooyu yëpp ay prétexte la man loolu laa ko jàppee xëy na ay prétexte la waxuma la loolu amul mais man dama koo jàppee prétexte parce que jigéen la dañ koo jàpp parents yi ñooy wax ñoom ñoo ne xel bi neexul donc am nañ droit wax loolu xëy na pour sauver seen honneur doom mais man rien ne me prouve que si réellement fait yi c'est avéré ne dafa sàcc rien ne me prouve que xelam neexul wala neex na man je sais pas mais ay attouchement yooyu pour ñu mun koo éviter na jigéen ñi toog seen kër waaw nañ jigéen ñi toog seen kër bañ a fréquenter góor yi actuellement les femmes sont agressives ñoom ñooy tax yéen yi di leen dal seen colin yu bon yi xam nga di sol yu gàtt di sol yoo xam dafay coller seen cër yi ba finalement xam nga loolu daal yéen loolu moom yéen a koy def yéenay tax ba loolu di leen arrivé voilà. sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay soxna si. tur bi naka la. Assane Ndaw.
ñu fekk la fii si Sacré-Cœur ñëwoon pour laaj la rek naka nga gisee vidéo bi nga xamante ni fësal nañ ko di ab soxna bu ñu jiñ sàcc di koy violenté waaye yemuñ si futti ko di ko làmbaatu. waaw vidéo seetaan naa ko seetaan naa li ñu ko doxalee yëpp mais duwul lu rafet ñi ko def aussi sàcc moom boo jàppee yóbbul police def ci wàllam lu mu nekk sàcc da war na am respect boo xamante ne nii jaar na sa diggante ak moom surtout mu doon jigéen di wajur di jigéen di sëb jigéen yàlla moo ko teral kon jàpp ko ci anam yu dul noonu warul tax nga sacrifier addinaam ci kaw dugal ko ci internet bi nit ñi di ko gis rafetlu wu ma ko tey rafetlu wu ma ko suba loolu nañ ciy veillé ñun góor ñi di leen jàppale di leen dimbale ci yenn situation yi ndax crise bi moo waral loolu lu ci bari crise bee ko waral nit dina def loo nga xamante ne nii duwul lu mu bëgg duwul lu mu gëm def na ko uniquement pour régler benn situation ngeen veillé ci loolu jàppale leen dimbale leen xam ne ñooñu jur te ñoom dimbale leen daal moom la yàlla bëgg ndax yàllaa leen suturaal ok. rafet na donc ñu violenté ko yemuñ ci mais aussi même bu dee dafa sàcc le fait que ñu jël ko filmer ay cëram donc di koy lambaatu fësal ko ci réseaux sociaux bi tamit ndax loolu jaadu na. loolu jaaduwul dafa mel ni ñi nga xamante ni ñoo ngi koy lambaatu xamuñu àddina wala yàgguñu dox su fekkonte ne ñu yàgg dox xam àddina am na loolu duñ ko def donte xam nañu ko mais war nañu ragal yàlla aussi xam ne jigéen ñi ñoo ñu jur boo fàttalee sa yaay rek. waruloo def jigéen lenn loo xamante ne nii lu métti la wala lu jaaduwul la surtout di ko dugal ci réseaux sociaux yi lu gën a ñaaw mu ngi noonu man lu ma gën a ñaawlu mu ngi noonu veillé leen ci loolu bañ di def yu mel noonu dóor baaxul waxuma laak di làmbaatu ki nga xamante ne nii bon da nga ci jaaree profiter pour am ci sa plaisir yu ci bari plaisir lañ ciy wut mais du corriger fekkonte ne corriger la dañ koy jàpp yóbbu police mais lambaatu moom sàcc plaisir la ndax ñàkk xam àddina ak jamono tey bi ni mu mel ak Ndakaaru ni mu melee dem ci di lambaatu ay jigéen loolu noonu góor ñi waruñu ko def te buñ ko defee rafetut nit ñi ñaawlu nañu ko man boog dama part personnel ñaawlu naa ko fa mu gën a ñaawee foofu laa ko ñaawloo veillé leen ci loolu. jotul tamit ñu teg ñi ay daan ak yan daan lañ leen waroon a teg ci sa xalaat. ñooñu noonu dañ leen a war a convoquer à la police sanctionner leen ba ku ko gis bu ëllëgee dootuloo ko def sëñ bi maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay. tur bi naka la. man maa ngi tudd Amadou. ñu fekk la fii ci Sacré-Cœur ñu ñëwoon laaj leen seen xalaat par rapport ak vidéo bi nga xamante ne fii la xewee di ab soxna bu ñu jàpp di ko dóor waaye yemuñ ca dañu ko jàpp di lamb ay cëram donc futti ko ne daa am lu mu sàcc naka ngeen ko jàngatee ak ba nga gisee vidéo bi. bon man vidéo bi ma ko gisee j'étais choqué pour une simple raison parce que non seulement jigéen la ba pare ñoom ni ñu koy def noonu dañ ko doon lambaatu ay attouchement sexuel la c'est des pervers. man noonu laa ko gisee parce que bu ñu ko jàppoon mënoon nañu wane ne lii la sàcc ñu jël ko jébbal ko justice de faire son travail c'est pas eux de faire la justice c'est pas normal surtout koo xamante ni jigéen la bon ni ma gisee femme bi bon je ne sais pas trop mais j'ai l'impression qu'elle ne jouissait pas de ses facultés mentales mais même bu fekkoonte ni sax nit sàcc na leen 1 milliard waruñ ko def nii c'est trop méchant c'est trop lâche loolu laa gis voilà. ba nga gisee vidéo bi ak anam guñ ko doon def lan nga njëkk a yëg sa yaram lan nga yëg. bon bi ma ko gisee li ma njëkk a yëg si sama yaram mooy un sentiment inhumain boo xam ne yëg naa ko si sama nit man fooguma woon ne Sénégal 21e siècle dinañ la traiter de la sorte jigéen waaw ça m'a sidéré révolté et révulsé les mots sont forts mais je pèse mes mots parce que c'est pas normal. ligoté ko derrière et devant mel ni koo xamante ni esclave la c'est pas normal malgré lu mu munti def forfaiture am mënoon nañ ko jël au police yóbbu ko amuñ droit filmer ko non seulement am na atteinte à son image ba pare dañ ko toroxal di ko lambaatu di def ay attouchement si yaramam moom mun en contrepartie mbokk bi war nañu porter plainte ñi ko def pour attouchement sexuel waaw ba pare ak nu ñu koy waxee enchaîner une personne humaine droit de l'homme yi nañ ci wax ñu xool naka la def ñu porter affaire bi en justice lu leen yoon man ñu jël mais lii c'est inhumain c'est dégradant ñu koy filmer war nañ leen porter plainte en contrepartie man loolu laa gis. bu dee góor ñu ko def aussi li ni mel ñoom fan lañ leen war a classer.
non lu fi ñu leen war a classer c'est très simple c'est des pervers y a pas de mot c'est des pervers parce que jigéen bu sàccee amoo droit làmbaatu ko waroo ñëw di génne soutien di yëkkati ay awraam di feeñ nga bëgg ko làmbaatu vie bi si ginnaaw naan leen non pas ça pas ça ñoom waroon nañoo am xel ne lii du yoon ñu koy def parce que buñ ko xasee dugal ci internet kenn mënatu ko téye parce que ñëpp ci àddina bi jot nañ ko parce que le monde est un village planétaire fi mu image yi tey fi mu dem jéggi na dayoo ba ñëpp moom la ñuy wax kon nag ñi ko def war nañ leen traduire en justice pour attouchement sexuel waaw attentat à la pudeur loolu war nañ leen toppee loolu voilà. bu doon yow yaay teg ay daan ñi nga xamante ne ñoo ko def yan daan lañ leen di teg. bon man du ma leen di teg daan dafa les sanctionner lourdement des peines maximales de 10 ans parce que attouchement sexuel lañ def attouchement sexuel c'est puni par la loi surtout que dañu ne viol wala attentat à la pudeur temps yi génnee nañ benn loi président de la république prorogé na loi bi ku jàpp nit muy violer wala attouchement tu risques 5 à 10 ans de prison si ta culpabilité est établie man loolu laa gis daan yu méttee métti lañ leen war a daan ça va servir de leçon ñi nga xamante ni ñoom lañ nar a defaat voilà. naa laaj aussi ban solution ngay proposer pour ñu bañ fee nemmeekooti yi les genres de problèmes. bon solution yi ñu war a proposer bu ñu la jàppee amuñu droit filmer la war nañ la jël au police mu ñëw def faire son travail amuñu droit filmer la def dugal la ci net bi quel que soit le forfait que tu as fait amuñu droit parce que loolu atteinte à l'image la c'est pas normal loolu daal laa gis.